képp salaamaaleykum waa diaspora yéen ñi safoo di ndamoo suñu émission donc koom-koom bi Bonnaba TV donc tey ñoo ngi Diofior nag ci tableau bi nga xam ne taxaw naa ci donc bu ngeen ko liiree di ngeen gis donc commune de Diofior donc site de la vallée de Baboulaye fan mooy Baboulaye kon da ngeen di ànd ak man ak toute l'équipe de Bonnaba TV donc ñu daal di dem ba ci vallée bi won leen lan ak lan lañ fi kon bu fa lay doon jàpp ko ci Bonnaba TV seen émission koom-koom topp leen ma ñu daal mbokku Sénégal wéngal képp waa diaspora donc ñoo ngi nii Diofior ci biir émission koom-koom émission bi ngeen moomal seen bopp donc ñu fas yéene dugg diggu Baboulaye seeti ñi nga xam ne dañuy mbéy ci ceeb kon gars yi topp leen ma ci kanam. mbokku askan yi salaamaaleykum mbokku Sénégal wéngal képp ak waa diaspora yéene ak seen xarit seen doomi ndey DJ Ñox biir émission koom-koom émission koom-koom mooy émission bi nga xam ne moom mooy wone lépp lu nekk koom-koom biir Sénégal ñu koy defe fii biir Bonnaba TV tey nag ñoo ngi fii Diofior donc seet si ñi nga xam ne dañuy yëngatu ci mbéyum ceeb ñu gën koo xam ci riziculture donc duñu def dara lu dul sama caméraman bi topp ma daal di dem dugg ci biir xam nan la naka la ñuy béyee ceeb ak yan partenaire lañ ciy localoo bu mbéyu ceeb bi mën a am nekk lu am doole fii Diofior kon gars yi topp leen ma ci kanam. émission koom-koom émission bi ngeen moomal seen bopp donc ñoo ngi Diofior donc ñëw ci ñi nga xam ne ñooy yëngu ci mbéyu ceeb donc du ñu def dara lu dul ñu bàyyi leen ak micro bi d'après ça comme fekk nañ la sur le site donc da ngay def sa présentation ndax xam na ne am na li nga nekk ci biir rizière bi nga xam ne bu ngand la fekk na leen ci boo defee sa présentation lan nga représenté ci biir ñu daal di dem pour wone li nga xam ne moom moo nekk ci biir dig bi asalaamaaleykum. jërëjëf jàmbaar ça va na ngeen def yéen a ngi am jàmm dëgg la émission koom-koom ñu ngi koy dégg mais amaguñu woon chance wu dugg ci te mu doon émission bu am solo tey fi réew mi toll tey yéen a ngi Diofior commune man ma tudd Babou Gning nekk ci projet boobu ñuy wax PDRS te léegi mu jeex Proval remplacé ko mais d'abord avant même PDRS Papil moo fi nekkoon donc en 2011 ci la ñu sanc vallée bi maanaam boo commencé fii ay aménagement hydro-agricole pour ñu mën ko exploiter man ci def ceeb avant ça benn xeetu ceeb nekku fi woon tan kese tan nu tan bu weex tal moo fi amoon Papil dugg fii ñu organiser nit ñi nga xamante ne amoon nañu yaakaar ne bu ñu fi defee ouvrage soppeeku mën na am ñu boole leen ci benn kuréel ak processus bu gudd nag kuréel boobu tudd saax jam maanaam dëkk jàmm boobu pour ñu dégul séeréer ñu tàmbali ko góor jigéen mag ak ndaw mais jigéen ñoo gënoon gëm parce que góor ñi bu ñu nekkoon téeméer ak ñaar fukk góor ñi ëpp ñu woon fukk ak juróom alors que mbéyu ceeb nekk tey loo xamante ne affaire u dund la nekkatul affaire u jigéen boo duggee ci monde rural bi ci àll bi yëpp dañu leen naan jigéen moo daan jay bay ceeb jamono jooju jigéen dafa amoon wàll ci njëlu kër gi ndax bu bayee ceeb te am ay sàq yu bari noor bi yëpp ceebam la ñuy lekk waa kër gi yëpp ceebam la ñuy lekk li góor gi bay kenn du ko laal ñuy lekk di lekk bés asamaan taw ndox ñu doog a commencé li nga xamante ne moom la góor gi doon bay ba nawet génn jigéen googu dina dese lu bëri mu takk ko jaay ko jënd ci ay nag yu bëri fii nekk ci monde rural ci ceebu mbay la jóge su ko defee comme que léegi jigéen ñi yoratuñu njël góor ñi ñoo yor njël noor ak nawet góor ñi dañu war a ñëw ñu béyi ceeb vallée bi ouvrage yi taxaw nañ am nañ fi ñett yoo xamante ne ouvrage yu am doole lañ dig antisel bi ci digg bi nii digue de retenue la de régulation mais am nañu an na moo fale ci géej gi ses ci géej gi ouvrage boo xamante ne antisel la ñu liggéeyoon ko ak Papil ak PAM yàlla def Barfafort bi mu ñëwee ñu def requête mu jël ko consolider ko def ko ba mu gën a dëgër moo bii ci digg bi Barfafort moo leen liggéeyal waa Diofior bi ñu féete na la ñuy xool fële moom la ñu nag ñëw Senghor
Papil defar ko donc ñu ceinture dal di ceinture vallée bi sécuriser ko am nañ fi 600 hectares yoo xamante ne tey yàlla wóor na yàlla ne c'est sécurisé ba aar nañ ko ba xorom mënatu ko sonal xorom bi mënatul dugg te ndox muñ bëgg a denc ñu denc ko fi kon béy ceeb moo des loolu nag gunge boobu ma doon def ak nit ñi ba taxawal kuréel boobu ñuy wax saax jam ci dëkk Diofior te changement dala am jafe-jafe boo bëggee changer dara ci dëkk il faut que yow nga futeeku def ñu ji gis-gis sinon mën nga di wax rek ñu di la naan waaw mais duñ mës a gëm man ma futeeku ceeb bàyyi ko ndax jigéen ñi ñoo ko doon def mais ñu gëm dugub ak gerte moom la góor ñi di béy fu mu nekkee nii koy wax ñu bëri boo leen waxee ceeb sax duñ la déglu mais commencé na di deñ ndax lan boo leen waxee lu leer rek ñu dégg lu leer boo ñëwee si biir kër tey jii Diofior yëpp kër goo dugg ceeb la ñuy añee dañuy añee cere te pourtant dañu fonke cere fonke woon noonu ceeb mais ceeb la ñuy añee ñoom ñëpp bu ngoonee yaay ji mën na teg cere sax mais bu ne kaay lañ ñu reer xale yi ñu bët nañ ko ne xanaa ceeb bi desul woon mu ne am na lu fa desoon mu ne loolu laay lekk fan la ñuy dajeeg ceeb fan la ñuy dajeeg cere bu subaa kenn ko ne wut mburu kon cere ji waxuma baaxul de mais fan la nekkee dund bu prioritaire ci ñun tey amatul ceeb moo prioritaire nit ñi nañ ñëw ñu béy ceeb loolu laa gëm te ci loolu laa taxaw te politique u chef de l' état politique u état Sénégal loolu la autosuffisance en riz nañ jël li sax dak ci kër yi bu dee da nga am xaalis yaakaare saaku ceeb mbas bi ñëw nii ren par exemple lépp tëj ba mu des ceeb bi di doon dugg ceeb bi bu tëjoon xiif am Sénégal macha allah loolu kenn mënu amul wérante alors mais bu ñu demee béyi ceeb bu ñu tëjee réew mi at ñuy lekk suñ ceeb di lekk suñ dugub di lekk suñ mboq mais sawaay dinañ mën dara bu ëllëgee du ñu sentir faiblesse bi saaku ceeb dafa cher man mii xanaa ku ma xool mën na xam ne ménage mën na wax ne ménage bu ndaw laa yor mais ñaari saaku yi tuuti moo ciy des par weer ci ceeb mais dama koy béy tey boo ñëwee suma kër ceeb bi nga fay añi fii laa ko jëlee macha allah bien que damay fayeeku salaire mais mbéy laa gëm surtout mbéyu ceeb ren ji béy naa 5 hectares u ceeb man Babacar pour suma kër loolu dama gëm ne weer bu nekk nga génnee 30 000 jënd ko ceeb am na feneen fu mu xëj loolu la jàmbaar macha allah may woo waa Sénégal waa région Fatick waa arrondissement Fimela waa commune Diofior nañu takku ñu dem liggéey suuf si ndax ñu am dund bu wér bu sell gis nga ceeb bii boo ko lekkee ba suur doo dajee xeer ñu bëri ñu ngi leen di xotti tey hôpital xeer moo nekk ci biir yi xeer yooyu fan la ñuy jóge ci ceeb bi ñu bëri ñu ngi constipé biir bi di xuur-xuuri suma biir de mën nga ko déglu fii ba suba doo déglu ci wax parce que ceeb naturel lay lekk constipation ceeb boobu moo koy def xeer yi ceeb boobu moo koy def kon nañu béy suñu ceeb lekk mu doon lu sell ba pare wéral xale yi màggal xale yi vitamine bi si nekk nekkul ci ceeb bi ñuy am nii ceeb bi ñuy am nii ci bitig bi wóor na ne xëy na liggéey nañ ko sax pendant depuis 20 ans mu doog a yegg si ci ñun kon mbokk yi len comme day na wax ak askan wi mu wax leen ne am na dem nañ Diofior am na ni ñu fa jot a gis am na dynamique bi fa nekk ñëpp jóg pour xeex liggéey ndax autosuffisance en riz am fi parce que mënul nekk doon rek wax mënu ko def plan bu rafet mënu ko plan Sénégal émergent mënu ko il faut que nit ñi daanu sur le terrain def ko ñun nag ñu ngi si te maa ngi gunge OP yi organe de producteurs yi fii nag ba Fimela yaayem fii nag ba Loul Sessène ca ñoom Mbay Seen fii nag ba Jilaas fii nag ba Joosong fii nag ba Djilor Saalum fii nag ba Toubacouta maa ngi foofu di gunge organisation yi ndax ñu takku liggéey ci lii nit ñi am jàmm man maa ngi tudd Oumar Faye maa secrétaire général OP Sax Jam de Diofior OP Sax Jam nag boo ko déggee nag groupement la groupement de producteurs di def mbéyum ceeb
donc ñu ngi fii à Baboulaye depuis 2011 la ñu créé groupement bi donc groupement bi nag ay góor ak jigéen ñoo ci bokk di béy ceeb depuis ay at yu bëri mais nag avec les partenaires ñoo fii à Baboulaye nag ñoom ñoo defar digg yi ñu fii à Baboulaye di béy ceeb waaw incha allah. donc ñu ngi koy jaajëfal bu baax a baax secrétaire général Omar Faye donc ci explication yi nga xam ne joxe na ko donc fii lan mooy seen jafe-jafe yi nga xam ne moom ngeen di jot di jànkonteel ci mbéyu ceeb bi nga xam ne yéen a koy def Diofior. voilà donc jafe-jafe yi fii d'abord mooy mën na kon problème ndox mi da loon taxaw mais léegi nag avec les partenaires surtout les partenaires Papil moo fi nekkoon depuis 2011 bi ñu jàppale fii donc liggéey fii benn dig mu ndox dig ñëw Senghor bon après na aussi 2014 2015 aussi beneen partenaire ñëw na ñoo wax ko le Barrowfort donc c'est des partenaires du royaume de Belgique avec l'État du Sénégal liggéey fii les dig Baboulaye 1 mu nekk fii ak bii mooy Baboulaye 2 donc loolu moo nekkoon jafe-jafe numéro 1 bi mooy pour ndox mi mën a taxaw pour ñu mën a béy ceeb bu baax a baax mais léegi nag partenaire bi ñu ñëwee nag liggéey 3 dig yi fii ci site bi mooy dig ñooy Senghor dig Baboulaye 1 Baboulaye 2 léegi moom alhamdulilah ndox mi muy taxaw léegi. macha allah mu commencé béy ndox ceeb bu baax a baax. léegi aussi problème xorom la woon xorom bi aussi boo ko gisee parce que ndox mi moom nekkoon problème bi. mais léegi aussi comme xorom bi ndox mi muy taxaw léegi xorom bi aussi moo commencé di dem léegi alhamdulilah. macha allah jërëjëf ñu ngi koy jaajëfal bu baax a baax on vous rappelle que yéen a ngi ci biir émission Koom-Koom émission bi ñuy far di amal biir Bonnava TV ak DJ Ñox donc secrétaire ñu bëgg laa laajte dig bi ci yaatuwaay bi parce que gis nañ yaatu na donc est-ce que yéen hectare ngeen am wala ay hectare wala bu ñu mënee xam lim bi nan la toll ci ay hectares. waaw fii moom ay hectares yu bëri la toute la zone là c'est la zone Diofior fii boo Ro Simal boo Fimela donc fii pratiquement am 1000 hectares mais pratiquement ñun fii à Diofior ñu ngi exploité environ 60 à 80 hectares par an ci site bi quoi. te lépp dañ koy béy ceeb. avec l'appui des partenaires c'était le Papil le Barrowfort l'ISRA avec le Pareba actuellement donc ñu ngi béy fii ay ceeb bu baax a baax macha allah macha allah ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax donc mu nekkoon reportage bi nga xam ne émission Koom-Koom lañ ko def donc du ñu def dara lu dul ñu daal di demaat ci biir dig bi ndax yaatu na ñu jëlaat ci yeneen reportage kon gars yi toppaat leen ñu. Sénégal wéngal képp waxatuma waa diaspora ak àdduna bi yéen ñi safoo di ndamoo suñu émission Koom-Koom biir Bonnava TV tey ñoo ngi Diofior bu ñu ko waxee nag donc kenn dootu ko présenté waa Sénégal mais am na activité yu bëri yi nga xam ne ñu ngi koy mëne à Diofior te ñu xawoon na émission Koom-Koom moom la ñu bëgg a wone tey nag ñu ñëw fii diggu Baboulaye bu ñu ko waxee nag képp ku dëkk Diofior boo ko ne diggu Baboulaye rek xam na ko mais ñëpp ñu xam ko ci ràññewaay bi nga xam ne wone na ko ci am liggéeyam donc ci mbéyu ceeb lañu tey ñu daal di dajeeg seen présidente du ñu def dara xanaa ñu jox ko suñu micro mu daal di présenté wu donc ñu daal di jàll ci question yi asalaamaaleykum. ñu ngi lay nuyu bu baax a baax yaa ngi biir émission Koom-Koom émission bi nga xam ne muy am biir Bonnava TV donc ñu fekk si la fii ci fi nga xam ne donc mën nañu wax ne waa Diofior fii la ñuy béyee mbéyum ceeb donc ñu ràññee la ci en tant que présidente donc ñu ngi lay bàyyi ak micro bi nga def sa présentation sa tur ak sa sant donc daal di jàll ci mbéy mi. man maa ngi leen di nuyu ci seen tur ak seen sant yéen yëpp man Marie Sarr laa tudd dëkk Diofior nekk président Saax Jam bu Diofior li ma tax a jóg nag mooy mbéyum ceeb li nga xam ne maam yi ñoo ko doon def suñu yaay yi def ko ñun doon leen di ko def ba ñu ngi nii fi ñu taxaw nii tey ñu ngi suñu kattan a ngi jeex ñun ñuy ñaan itam suñu doom yi ak koo xam ne bugg nga koom-koomu dëkk bi nga ñëw ci wale bi pour mbéyum ceeb bi ñu nekk Saax Jam bu Diofior ay Youssou Diop maire Diofior ñu ngi koy sant moom moo ñu may 1,000 hectare fii Papil ñëw defal ñu dig yi yàlla ak baabu ñi defal ñu dig yi ndox mi taxaw ñu mën a béy ceeb léegi nag mbéyum ceeb bi ñu ngi ci di woo képp ku dëkk Diofior nga génn ñëw béy si ñi nga xam ne ñoo béy nii ren góor ak jigéen
ñu ngi ji téeméer ak juróom-ñetti fukk ñoo xam ne ñoo nekk ci wàll bi léegi nag ñuy wax waa Diofior yëpp ñu génn ndax ñun ñu ngi sant Youssou Diom moo ñu may hectares yi léegi ceeb bi buñ ko defee defal na jox nañu gardien boo xam ne dina am fii 2 weer boo xam ne nag du dugg kon lu fi nit jiw den ko góob ñu sant ko itam gërëm ko sant itam papil muy ci nu mu tuddati camara yi la moom moo ñu defal 2 dig yi taxaw defal ñu dig jaabaan defal ñu 2 dig simal defal ñu dig sumbel defal ñu dig nu mu tuddati mbin gorko defal ñu dig des na de defal ñu juróom-ñeenti dig la daal moo ñu ko defal may wax nag waa Diofior ku fi dëkk Diofior ji di góor di jigéen jëriñoo nga saax jam waa simal am nañ ci 2 dig kon ku jëriñewul saax jam fii du góor du jigéen kon ñu sant yàlla ak yonente bi ak barke Xalifa Malick Si waaw jërëjëf ñu ngi koy jaajëfal bu baax a baax donc ñu gën koo xam ci Marie ñun Tata Marie lañ koy wooye donc képp ku nekk Diofior boo ko ne Marie Séga sax foog naa ne dootul laam-laami tur bi ndax njàmbaar bu mu am détermination ndax ku ko gis ci âge bu mu am mu daal di jàpp projet bi di ko taataan donc di jox appel pour ndaw ñi aussi ñu daal di jege ndax li nga xam ne maam yi ñoo ko doon def bëgguñu mu nax saay donc ñu ciy remercier aussi partenaires yi nga xam ne dañ ciy jàpp ñu remercier aussi monsieur le maire de la commune de Diofior mais fas lu muy gaaw ñu labali ko ñàkkul am na yeneen yi nga xam ne bëgg ngeen ko maire bi mu gën leen ko jàppale wala partenaire yi gën leen ko jàppale en tant que présidente ban appel ngay def pour ñu gën leen ko jàppale. ñoom waa kii Isra ñëw nañu fi ak waa ñi doon def bi fi ngeen doon jóge léegi li ñu jëmbat ñooñu Sarr école la ñooñu partenaire la di ñu dimbale Isra ñëw na dugg si na daaw moo ñu liggéeyal fii ngeen di dem nii gis nga ni ñu ko defee grillage ba liggéey ko di ñu won ni ñuy mën a liggéey suñu déeg yi amul luñ ci deful waaw xobu gerte yee phosphate beeg ñàkk def phosphate ndax bu ñuy góob ñu xam li nga xam ne boo ko defee nga mën a génn ceeb comme que moom Isra la di liggéey affaire u ceeb defal ñu loolu ñun wax nañu ne bu ñu ŋànkee tuuti génn am nañu coopérative u ceeb boo xam ne dañuy liggéey semence su ceeb léegi ñun ak waa hectare nam ñiy dëkk Fatick waaw ñooñu ñooy ñëw fi pour ñuy liggéey jiwu ceeb boobu nag arrondissement Fimela yëpp la sees bi ñu defoon ko Diofior Mbay Seen bu lul mooy président man ma topp ci pour affaire u jiw waaw ñu ngi koy liggéey fii macha allah donc jërëjëf donc du ñu def dara lu dul ñu ànd ak waa ISRA daal di xool liggéey bi comme président nu mu ko waxee jaajëf voilà comme présidente nu mu ko waxee ci interview bi nga xam ne def na ko sànq rek donc ñu ànd ak waa ISRA daal di dugg ci périmètre bi nga xam ne donc mu ngi ci léegi ci biir dig bi donc mu nekk mbéyum ceeb ba léegi kon gars yi toppaat leen ci kanam ñu woon leen ñu leen ko waxee woon biir émission koom-koom biir Bennaba TV donc ñun ñu ngi ci périmètre bi nga xam ne moom lañ doon wax donc fekk fi ñoo xam ne nag donc tuur ne du tee ñuy nataal du ñuy def dara lu dul ñu bàyyi leen ak micro bi ñu présenté ñu door a dugg ci suñu question yi asalaamaaleykum. bon maaleykum salaam moo ko njëkkee ci présenté Junior Bruno Ndiaye laa tudd nekk technicien fii di yor lépp loo xam ne mooy genre wàllu suivi ci activité Pareba ci compte ISRA man agent ISRA la. ok waaw donc Junior ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax ci présentation bi en tant que technicien donc ñu fekk la donc ci béréb bi nga xam ne mën nañu wax ne mooy seen bureau ndax fii ngeen di liggéey donc ñu bëggoon comme émission koom-koom la donc nga expliquer ñu yow sa liggéey fii ci taxawaay bi nga xam ne moom lay nekk. comme ni nga ko waxee sa question rek fii mooy suñu bureau suñu xëyee ñoo ngi fii suñu gontoo ñoo ngi fii wante mën naa ne ñun kese newuñ fi ànd dañ see ànd ak mooy ay partenaires ak mooy ay suñuy collègues ak yeneen ci ñooñu mën naa citer producteurs yi ndax ñoom moom
suñ fi nekkee tey mën naa ne comme niñ koy faral di waxee ñoom ñooy suñu raison d'être. ñoom suñ fi nekkul mën naa ne suñu liggéey amul njëriñ. technicien donc ñu fekk donc sa tool bi macha allah naat na donc est-ce que mënoon nañ xam donc yi nga xam ne technique quelques yi nga xam ne da nga koy jëfandikoo donc pour tool bi mel nii. waaw bon comme ni ñu ko waxee sànq rek ñun wàllu recherche la ñuy def. sooy xool terrain bi champ école la champ école mooy lu ñu grillagé nii. d'une superficie d'1 hectare. 1 hectare yi nag dañ ko subdiviser en 2 parties. une pratique locale mooy loo xam ne béykat yi ne fii nii loolu la ñuy def changé wuñ si dara ñoom lu ñu ci def ñun loolu la ñuy def duñ si yokk wàññiwuñ si. ak pratique améliorée maanaam bonne pratique. mooy loo xam ne ñun loolu lañ indi. pour proposer leen ko. mooy li nga xam ne jàpp nañ ne suñ ko defee seen suuf si dana kii dana soxaliku dana gën a naat. ci loolu noonu deuxième partie bi ma dippee bonne pratique dañ ko subdiviser en 4 parties. léegi première partie bi ñu def si xoolitu gerte. képp koo xam ne yaa ngi yëngatu ci wàllu kii nu mu tuddee restauration des sols. surtout en zone salée. xam nga ne xoolitu gerte moom. am na njëriñ ci wàllu kii nu mu tuddati salinité. ndax da koy non seulement da koy wàññi niveau de salinité bi. mais day nekk comme genre compost. ndax à force ñuy dem day dem ba décomposé wu. day nekk comme genre compost. ci mu ñëwaat ci deuxième partie bi. ñu def si phosphogypse. phosphogypse comme genre poudre boobu tamit. mën naa ne même effet la que coque d'arachide mais à quelques différences près. am partie boo xam ne dañuy combiner ñaari. jël ci bénéfice B ak B combiner leen. muy waaw am beneen partie boo xam ne dañ ko bàyyi noonu ci biir bonne pratique mooy témoin lañ koy woowee maanaam boobu duñ fa def dara comme pratique locale yi rek. loolu lañ koy def. jërëjëf waaw jërëjëf ñu ngi koy jaajëfal bu baax a baax monsieur le technicien am na lu bëri li nga xam ne expliqué na ko mais lu duuf ci nag bi xëjul ci cin bi ndax technique yi yëpp mënuñ ko wax donc ñuy woo aussi population Diofior donc muy jeunesse muy góor mag ndaw donc ñu intégrer projet bi ndax pour ñëpp la sa dernier message en quelques secondes ban appel moom ngay def population waa Diofior ci biir projet bi. waaw gannaaw bi ma gërëmee waa Diofior yëpp ndax xam naa ne sans ñoom bon comme ni mu ko waxee ni mu koy faral duñ dem. instant yi jàpp nañ si bu baax sax ndax saa yoo leen woowee. mën naa ne di nga gis chiffre boo xam ne espérer woo woon di nga ko am. mais comme ni ñuy wax rek. képp koo xam ne yaa ngi def lu baax. doo am kii doo am xaaj ak seen da ngay bëgg ñëpp bénéficier wu ci. ci loolu nag may woo képp koo xam ne genre population Diofior nga. yaa ngi yëngu ci wàllu mbay. ak képp koo xam ne sax yënguwoo ci mbay intéressé la waaw nga ñëw ci tan bi te xam ne. potentialité baa ngi fi. comme ñu bëri dañoo bàyyi tan bi ne lii de comme am na xorom moom. jaratul bay. notamment jeunes yi. ndax sooy xool lu si bëri mooy suñu papa ak suñu yaay rek ñoo fi ñëw. macha allah ci loolu ma si woo jeunes yi ñoom ñu ñëw impliqué aussi jàppale suñu yaay ak suñuy papa ak ñun ñi suñu wàllu bopp ndax finalité bi lépp ci kër gi la ñuy ndax doo gis benn maire bu produire dem jaay. macha allah ci kër ga la koy indi. jërëjëf te su indee si kër gi ñun ñoo siy bénéficié wu. macha allah maa ngi leen ciy woo ñoom ñëpp. ñu ñëw ñu jàpp si mu gën a naat. maa ngi gërëm yéen ñi ci seen teewaay fii. ndax bon jóge ba fële nu mu tuddee Lac Rose ñëw fii c'était pas évident. mais bàyyi ngeen seen lépp ñëw fi maa ngi leen siy gërëm. waaw di ñaan yàlla may ñu nawetu jàmm. jërëjëf ñu ngi koy jaajëfal bu baax a baax monsieur le technicien donc ñu demaat ci biir périmètre bi xoolaat di nekk ci biir. leen ko waxee woon biir émission koom-koom ñu ngi ak waa ISRA donc du ñu def dara lu dul jox leen micro bi ñu présenté wu dugg ci lan mooy ISRA lan lay waral lu muy liggéey ak taxawaayam fii biir Diofior ndax bu ñu leen di fekkee ci seen périmètre bi fekk leen ci biir dig bi donc lépp naat te fu ñu tourné ñu ne ISRA donc c'est à vous donc de voir xam ISRA mooy lan ak taxawaayam ci zone bi asalaamaaleykum. maaleykum asalaam. donc comme ni nga ko waxee lu may njëkk a def mooy peut-être présenté wu. wax un peu ISRA lu muy liggéey ak lan moo waral projet bi. actuellement fu ñu nekk nii. donc man maa ngi tudd Justin Kamfani. di liggéey ISRA basé wu fu ñuy wax ISRA CNRA Bambey. parce que soo xoolee ISRA am na centre yu bëri au niveau du Sénégal. puisque ñun dañuy liggéey dans le domaine agricole je peux dire de manière générale. donc ci wàllum production végétale kese donc am na production forestière animale halieutique maanaam ci
yooyu côté yooyu yëpp la ñuy liggéey mais soo xoolee Bambey ñun c'est surtout sur les aspects liés à la production végétale mais également à la production forestière donc man luy sama liggéey mooy wàllum lu ñuy wax amélioration et création variétale notamment sur le domaine des céréales avec mën naa wax focus sur le mil mais également sur le riz donc moo waral ñu ñëw fii nii dans le cadre de ce projet là léegi peut-être wax en quelques minutes genèse du projet bi et peut-être après ma jox kàddu gi sama collègue docteur Djumakor mu gën a compléter ci li may wax donc soo xoolee projet bi c'est un projet boo xamante ne Enabel Pareba moo ko financé dans le cadre lu ñuy wax récupération valorisation des terres salées notamment dans le domaine de la riziculture fii nii donc genèse du projet mooy durant la première année avant ñuy démarrer projet bi donc ñoom dañoo dox seen tànk ñëw ba ISRA CNRA waxtaan ak ñun nañu ñun dañoo bëgg daal dans notre zone d'intervention ñu jéem a def lu ñuy wax la production de riz mais dañoo seetlu ni production de riz boobu suñ ko defee rendement yi ñu ci am rendement yi day néew lool donc par exemple tu as des variétés yoo xam ne mën nañ joxe ay 4 tonnes mais ñoom suñu defee production boobu 100 kilos sax femmes yi souvent duñ ko am waaw duñ ko ci génne lu waral loolu mooy lu ñuy wax xorom donc ñu ñëw ñu ne puisque xam nañ ni ISRA ñoom am nañu ay xam-xam ay technologies yoo xamante ne peut-être suñ ko utiliser dina tax famille de même que les jeunes ou bien tous les gens qui interviennent dans la riziculture ñu mun a am une production qui est quand même assez satisfaisante donc ñu ne ñu dañoo bëggoon daal ngeen jàppale ñu léegi première année boobu lu ñu jot a def mooy lu ñuy wax une caractérisation xool fan mooy xorom si suuf si nu mu mel affaire yooyu noonu sur la base de ça ñu defal leen ay recommandations ne leen ci lu ñu jot a xam yaakaar nañ soo leen defee lii ak lii ak lii ak lii di ngeen ci mën a am une certaine production donc bu ñu xoolee rapport boobu ñu ne ñu lii moom loo xamante ne c'est encourageant donc dinañ ñëwaat waxtaan ak yéen ñu tëgg benn projet donc moo waral projet bi nii donc soo xoolee projet bi c'est surtout comme ni mu ko waxee woon c'est dans le cadre de la récupération valorisation des terres mais suñu bëggee récupérer valoriser terres yooyu il y a beaucoup de technologies yoo xamante ne il faut que ñu intégrer ko moom la ñuy wax la gestion intégrée donc c'est pas seulement les aspects liés à la sélection variétale il y a l'agroforesterie il y a les techniques agronomiques les techniques culturales yooyu yëpp daal lañ def léegi moo taxoon daaw bu ñu démarrer projet bi en termes d'amélioration variétale lu ñu defoon mooy xam nga ISRA am na variété yu bëri yu mu créé il fallait que ñu jël ci variété yooyu yenn yi ñu xool ni variété yooyu di comporté wu ci xorom bi mais également woo béykat yi ñu ñëw wax ñu seen xalaat ci lu ñuy def noonu donc variété yooyu ñu jël ko teg ko fii nii am à la maturité ñu woo leen ñu ñëw xool mais variété yooyu bu ñu leen tegee aussi am na ay techniques d'amendement ay techniques culturales yoo xamante ne defoon nañ ko ci mu ànd ak variété yooyu donc c'est sur la base de ça année boobu noonu moo waral soo xoolee ren bi ñaari variété rek lañ ci am na benn variété bu ñuy wax ISRI 10 mooy c'est une nouvelle création de l'ISRA yàggul bu ñu ko créé ak beneen variété boo xamante ne War 77 donc moom la producteurs yi gënoon faral léegi bu ñu leen laajee lu tax ñu tànn ñaari variété yooyu ñoom lu leen ci gënoon soxal mooy gaaw a ñor bi mais également seetlu nañ ni variété boobu fu am xorom moom diñ leen ci mën a am une certaine production donc soo xoolee variété bi nii lii fu ñu nekk nii mooy la War 77 donc soo ko comparé ak yeneen parcelles yi nga am feneen ci milieu paysan di nga seetlu ni quand même c'est une variété qui est prometteuse et on espère avoir une production qui est assez conséquente daa mel ni ci tënk daal loolu laa amoon li may wax peut-être sama collègue Djumakor dina am lu mu ci gën a yokk gën a leeral ci lu waral projet bi jërëjëf ñu ngi koy jaajëfal bu baax a baax donc ci éclairage yi nga xam ne joxe na ko donc du ñu def dara xanaa docteur Djumakor donc ñu daal di la dalal biir émission Koom-Koom biir Bonnaba TV ginnaaw si boo defee sa présentation ba pare nga wax ñu sa taxawaay ci biir projet bi. asalaamaaleykum waa Bonnaba TV avant tout dama leen di nuyu di leen sant aussi ci occasion bi ngeen ñu may pour ñu mën a waxtaan ak yéen man maa ngi tudd Djumakor Fall di gëstukat ISRA CNRA Bambey comme sama naataango yi maintenant maa ngi gëstu ci li jëm ñi mën a def ba déclarer suuf mooy suuf bu néew doole wala suuf boo xamante dafa am xorom parce que yooyu yëpp suuf bi suñu néew doole la fii nag bu ñëwee ci projet bi comme ni ko sama naataango waxee dañu bëgg a déclarer mbéyum ceeb te xool nañu ci en tout cas ci région de Fatick ak Kaolack li ci ëpp yëpp xorom bi nangu na vraiment fu ñu doon béyee ceeb donc dañuy bëgg a def nag foofu fu ñu doon béyee ceeb ñu déclarer ko te bu ñu ko xoolee comme dafa am xorom ni ñu ko waxee rek foog ñu am ay jiw yoo xamante ne nangu na xorom mais aussi foog ñu suñuy defaraat suuf si ñu nag ci loolu la seen xam-xam ci loolu la gën a màcc maanaam boo ko xoolee ci li dem ci defaraat suuf bu am xorom
en tout cas liñ ci gën a xam gëstu bi lim ci gën a wone daan am na ñaari technologie yoo xamante yu am solo maanaam xootu gerte yi boo xamante ne boo ko appliqué à 6 tonnes à l'hectare ak aussi lu ñuy wax phosphogypse aussi 1 tonne à l'hectare léegi moom lañ def fii parcelle bi 1 hectare la dañ ko xaaj ci ñaari partie benn partie boo xamante ne pour ni paysans yi di béyee defuñ ci dara beneen partie bi ñu diviser ko en 4 parties comme ni mu ko sama naatan ko waxee benn partie bi dañ koy def xolitu gerte ba mu fees 6 tonnes à l'hectare beneen bi ñuy def ci phosphogypse beneen bi ci biir ñu def ko comme ni ko paysans di béyee nekkat témoin beneen bi nag dañuy combiner ñaari maanaam xolitu gerte ak phosphogypse ni koy xool nag ay année parce que aussi xeexam aussi su am xorom gaawul nekkul lu gaaw donc foog ñu am patience moo tax ñu ngi ko ñaan aussi population ñu am patience tuuti mais fii ak ay ñaari at ñetti dañ commencé di génn résultat et bu ni ngeen ko gisee sax ci parcelle bi mu ngi commencé wane ay résultats te noonu la boo xoolee aussi parcelle bi aussi xam nga amul garab léegi aussi dañ ciy jëmbat ay garab ñaawli li ñuy wax ñaawli boo xam ne dafa xaw a nangu tuuti xorom pour que au moins parcelle bi xam nga ni fi ñu nekk ñu ngi ñàkkatooy xeb mais bu amoon ay garab dina xaw a wàññi tuuti tàngaay boobu évaporation bi dina xaw a wàññeeku donc di coup ni xorom bi di yéegee ci kaw parce que xorom bi ci suuf lay demee jógee di yem ci kaw loolu aussi day wàññeeku loolu yëpp dafa bokk ci technique yoo xamante ne dañ koy xeexee xorom vraiment loolu lañ ci amoon luñ ci mën a yokk di gërëm waa Bonama TV vraiment di leen sant aussi parce que tax aussi ngeen xam liggéey ISRA aussi nekkalu dara lu dul Sénégal yi la fi nekkal donc loo xamante ne am na ci xam-xam dañ ko war a partager ak suñu Sénégal yi pour que vraiment mbéyum Sénégal jëm kanam parce que comme li ngeen ko xamee ñëpp d'accord nañ ne mbéy moo yor développement en tout cas pays yu bëri ba koom-koom rawatina Sénégal xamante ni comme amul ay ressources yeneen mais au moins buñ taxawee ci mbéy vraiment yaakaar nañ ne développement bi mën na gën a day dem kanam maa ngi leen di gërëm di leen sant macha allah ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax l'émission comme à travers la voix de DJ Niox émission bi ngeen di moomal seen bopp donc ñu koy partager ak Sénégal yëpp donc ñu gis ne ci seen koom-koom donc parce que autosuffisance alimentaire gis naa ne pour ñu am ko il faut ñu jege leen donc ban message moom ngay lancer ñi nga xam ne dañoo am zone salée yi abandonné leen ban message moom nga leen di lancer donc pour ñu jege leen pour ngeen liggéey ndax li ngeen di liggéey nii je pense que am na doole bu baax a baax. li leen di lancer mooy ne nañ gëm ne mën nañ ko déclarer su soo am xorom mën nañ fa béyaat ceeb c'est vrai nag boo leen ko wax des fois duñ ko gëm mais en tout cas buñ jegee waa ISRA mën nañ yaakaar naa ne mën nañu déclarer fi ñu doon béyee ceeb fa am xorom mën leen ko béyaat ceeb mais nag dana jël temps tuuti quoi mais nañ gëm ne lu mën a nekk la parce que comme ni ñu ko waxee sànq rek président bi mu ñëwee nee na foog ñu mën a en tout cas béy ceeb surtout en riz parce que xam nañu Sénégal yu bëri ceeb la ñuy añee donc foog ñu def au moins mën a béy li ñu dundee bokk au moins te loolu tax fu ñu mën a béy ceeb rek nañ ko fa jéem a def rawat na nag ci sol sali yi xam te ci vallée yi surtout fii Sine Saloum ay région de Fatick ak Kaolack surtout xam te vraiment xorom bi mu ñu sonal bu baax a baax nangu na vraiment suuf si bëri loolu aussi buñ ko defaraatee gëm naa ne mën nañu contribuer bu baax a baax ci am autosuffisance alimentaire en riz macha allah maa ngi leen di gërëm di leen sant macha allah ñu leen di gërëm di leen di sant mu nekkoon émission koom-koom bi nga xam ne moom la ñuy amoon biir Diofior bu beneen yoon ci yeneen dig daje ak yeneen feem ak seen xarit seen doom day DJ Niox